ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañu wax ci kaw Ousmane Sonko ak ndaw sii di Adji Sarr mi koy tuumaal ni daf ko sàkku comme niñ ko waxee woon rek dossier la boo xamante ni depuis le début dañ ciy teey bu ngeen seetloo ñaari yoon lañ ci def publication benn mooy suñu page Facebook beneen bi mooy suñu chaîne YouTube parce que bëgguñu di avancer ci loo xamante ni wóoruñu bëgguñu itam tuumaal ñoo xamante ni seen yoon newu si. parce que yu mel nii bu amee boo ci bëggee dem ak objectivité waroo écarter benn piste ñun dès le début écarter wuñu teesu complot écarter wuñu également teesu viol parce que seytaane dafa bari doole kenn xamul te loo fekkeewul boo ciy avancer ànd ceeg assurance li xale yi naan looy wax waa koñ ba boo moywul moo lay dal. moo tax ci début affaire bii nii ñun écarter wuñu woon benn piste joxe woon nañ suñu avis mais dañ ne nañu xaar section de recherche. ndax lu leen mënti waxal dossier yu bëree bëri jaar na fi ñu def ci liggéey bu mucc ayib bu leen fàtte ni kaw Bougazelli section de recherche ñoo ko jàpp léegi nag ñoom bu ñu defee seen liggéey ba noppi dañ koy jébal yoon pare nañ ci yoon mooy àtte problème bi nag mooy yoon woowu noonu Macky Sall moo leen di manipuler nu mu leen neexee ndax moom Macky Sall dafay siéger ci conseil supérieur de la magistrature yu mel noonu nag la ñoom juge Dème ak Souleymane Teliko di kaas ñu leen di créer parce que dañ ne président dafa war a génne loxoom ci yoon ni muy doxee ci biir réew mi ndax ku ko neex tëj ku ko neex tijji et lan moo tax président gën a moom ñenn ñi yëngu ci wàllum yoon def leen ci poche am déglu leen fii explication bi Barthélémy Dias defoon ay weer ci ginnaaw ci naka la Macky Sall di neexalee alalu Sénégal yenn personnalité yi yëngu ci wàllum yoon ngir di leen manipuler. wante suñu defee lu mel noonu dañ ciy dugal ay hauts magistrats mais allez chercher le patrimoine du président de la Cour suprême si vous pouvez le savoir allez chercher le patrimoine du président de la Cour d'appel. Allez chercher le patrimoine du procureur de la République du tribunal hors classe de Dakar. Allez les chercher. Si vous voulez, on parle. Si vous voulez, vous vous calmez. C'est à vous de voir. daf leen di neexalee ay kër ak yeneen yoo xamante ni tax na ku nekk ci ñoom yaa ngi ak alal ju baree bari léegi nag comme ni ko wolof di waxee ku ëmb sa sànqal ëmb la sutura yooyu au magistrat yi Macky Sall di neexal faaw ñu delloo ko njukkal delloo njukkal bi mooy lu mu leen sant ñu def. tëj leen Karim Wade ñu jàpp tëj te ba tey génnewuñ milliards yi ñu wax ni dafa ko sàccoon tëj leen Khalifa Sall ñu tëj xëy bés ne ko génnal kaso te moonte dañ ko doon tuumaa ni dafa sàcc xaalisu Sénégal sàccul ñoom seen xaalis nee nañ xaalisu Sénégal la sàcc moo tax ci kaw Sonko bi déggoo leen ñu ne leen nañu xaar yoon ñun amuñu yaakaar ci yoonu Sénégal mais am nañ confiance ci suñu gendarme yi nga xamante nii ba coow li jibee déglu nañ képp ku ci laale sauf Ousmane Sonko bi nga xamante nii malaanu kiiraayam en tant que député moo tax teewloo guñ ko ba léegi. actuellement assemblée nationale ñu ngi liggéey ci naka la ñu muree boobee malaanu kiiraay ngir jébal ko yoon foofu nag la problème bi nekk ndax ñi war a lever immunité parlementaire Ousmane Sonko dañoo laale ci mbir mi. vidéo passé dañ ne complot wala imprudence mais bi yoon dañ ne teesu complot bi mi ngi dessiné wu mi ngi feeñ ndànk-ndànk te dinañ avancer bu baax ci vidéo bii ngeen xam tournure bu extraordinaire bu affaire bi jël depuis 48 heures yi ñu génn. vidéo passé bi ñu waxoon ci mbir mi nii. dañ ne woon Adji Sarr mënul quitter boppam salon de massage bi dem këram parce que période boobu noonu couvre-feu tàmbali na du benn moyen de transport public buy circuler. moom am na ñu mu woo ñu taxaw ci buntu kër gi pour xaar Sonko génn ñu teg xale bi hôpital pour yóbbu ko léegi bu mu génnee si biir cabine bi. am na ko woo téléphone. mun ko gaawal ñu teg sa oto bi ñu yóbbul hôpital pour jëm ndox bi ñu yóbbu ko. ñooñu ñoo fay xale bu jigéen bi pour créer Sonko. yow li nga wax ni kan moo la ko. dama ci am preuve yu leer. preuve yu yoo xam ne téléphone am bu koy xale bu jigéen bi di wax boobu am na ko toog di la dégg. Sonko nee na moom porté na plainte pour complot kon bu ñu toppee dossier boobu noonu mën nañ xam ñan la xale bu jigéen bi doon communiquer avant muy quitter ci ban oto la duggoon ak kan moo ko moom ndax oto buy circuler période couvre-feu te nag ko takk der yoroon ndombal tànk bu kawe ci biir réew mi doo député doo ministre doo DG. au moins am nga autorisation bu lay permettre ngay circuler kon bu dee ne Adji Sarr dafa am ñu ko yónni complot politique la xam ko lu yomb lay doon. ci liggéey bu am solo bi enquêteurs yi def xam nañ ki jël si Adji Sarr benn waay buñ naan Sidi Ahmed Mbaye moo ko jël si ci guddi googu noonu kan muy Sidi Ahmed Mbaye doom la ci Maodo Malick Mbaye bu Benno Bokk Yaakaar nekk également directeur général de l'agence nationale de la maison de l'outil logé ministère bi ñu dénk wàllum emploi donc lii. dafay confirmer li ñu doon jot vidéo passé maanaam ki jël si Adji Sarr du n'importe qui Sidi Ahmed Mbaye di doom ci Maodo Malick Mbaye nekk membre Benno Bokk Yaakaar moo jël si Adji Sarr ci guddi gi période couvre-feu dem ak moom. moo tax la fois passée kenn ci abonné yi bi ñu waxee ci plainte bi Adji Sarr déposé comme que fii dañuy sottante xalaat
kenn ci abonné yi nee na est-ce que plainte bi ñu bind defuñu ko avant sax Sonko di ñëw ci salon de massage bi. effectivement dañ koy dëggal parce que lépp lañ pare woon ba ñu defoon vidéo boobu noonu suñuy source xabaar nañu ni même Adji Sarr jàngam soriwul amul BFM ba mën a bind plainte bu set nii waxuma nag muy cité ay articles yu leer a leer kon ñoom ak seeni avocat bindoon nañ seeni plainte prêt à porter ba noppi doon xaar nag Sonko yegsi ñu mën a jël si xale bu jigéen bi dem ak moom. léegi nag suñu enquêteurs yi déglu nañ doomu responsable Benno Bokk Yaakaar boobu noonu mais li mu lay mooy nee na moom xale bu jigéen bi dañoo xamante woon lu yàgg muy ay wax yu daanu ci charrette parce que instant bii li ñu lañ bët mooy protéger doomu responsable Benno Bokk Yaakaar boobu noonu nga xam ni dafa laale ci mbir mi ndax moment bi ñuy def vidéo bi nii section de recherche yoratul dossier bi jàpp leen bu baax a baax section de recherche yoratul dossier bii dañ ko dessaisir jébbal dossier bi benn magistrat. fàttaliku leen suñu njëlbeenu vidéo fi Macky Sall jaar ak yenn ci ay hauts magistrats ci biir réew mi te ñun gëm nañ ni bu ñu bàyyiwoon section de recherche topp dossier yi ba mu gën a xóot dinañ déceler communication Adji Sarr ak li ñu doon tëgg lépp ca gannaaw teesu complot bi dafay gën a leer ndax ci biir PV yi dañoo wane ni même Adji Sarr avant muy tëgg complot bi bés bi muy daw période couvre-feu bi ñu ko yóbbu avant boobu noonu yoroon na xaalis bu baree bari waaye itam ration alimentaire am dañ ko doon indil. mais instant bii nii ak fi ñu toll ci mbir mi bëgg nañ génne doomu responsable Benno Bokk Yaakaar boobu ci dossier bi alors que moom mooy buntu bi ñuy permettre ñu mën a yegg ca kaw a kaw xam depuis kañ lañ tàmbalee tëgg deal bi ak bépp personnalité bu ci laale. moo tax avocat Sonko yi ci lettre bi ñu jébbal Moustapha Niasse di président assemblée nationale nee nañ ko balaa ngeen a simmi malaanu kiiraayu Ousmane Sonko leerlu leen ci kenn ci témoin enquête section de recherche bi cité benn personnalité assemblée nationale te bokk Benno Bokk Yaakaar parce qu'effectivement mënoo nekk juge ba noppi waxuma la partisan mais da ngaa impliqué wu directement ci dossier bi ci ñu ko nas nga bokk yaa tëggu complot bi donc bu ñu lever immunité parlementaire duñ ko yemale rek ci Sonko mais bépp membre Benno Bokk Yaakaar te tudd sa tur ci mbir mi nga nekk assemblée nationale dañoo war a simmi sa malaanu kiiraay déglu la. moo tax ñu ne leen dossier bi dafa jël beneen tournure parce que gars yi ni ñu tëggee seen deal bi ñorul dañoo yàkkamti seeni mbir ni ñu cuunee ci yorum réew noonu la ñu cuunee ci teg deal. beneen élément bi avocat Ousmane Sonko yi soulevé ci lettre bi ñu envoyé Moustapha Niasse mooy rapport médical bi Adji Sarr déposé ba muy plainte te rapport boobu noonu war nañ ko def lu yées 24 heures gannaaw cas de viol bi ñu wax ni daf ko subir parce que waxoon nañ leen ni pour prouver viol bi am na lu ñu war a jël ci ndaw si jël ko itam ci ki ñu tuumaal muy Ousmane Sonko daal di comparer ADN yi du ñu xool rek ba xam ndaw si def na rapport loolu dafa yomb suñu hôpitaux yi sax mën nañ ko def. mais dañuy def ay prélèvement daal di xool ADN bi taq ci moom gannaaw rapport sexuel bi léegi ndaw si moom présenté na benn certificat médical mais ndax trouvé nañu ADN góor gi nga xamante nii nee nañ dafa sëy ak moom waaw wala déet loolu mooy question bi. en tout cas pour def test ADN Sénégal di nga fay 3 à 400 000 te benn bërëb rek moo ko mën a def ci Sénégal muy centre de diagnostic et de recherche en médecine moléculaire donc bu ñu trouvé ADN bi nekk ci ndaw si gannaaw prélèvement yi. dafay prouver waat encore une fois teesu complot gi nekk ci ginnaaw ndax bu dee ne Adji Sarr réussir na def test yi muy ADN bi en moins de 24 heures ci koo xam ni 40 000 ngay fayeeku chaque mois doy na waar ci leeral Adji Sarr 40 000 la doon fayeeku biir Sweet Beauté mais en moins de 24 heures bu fayee 300 à 400 000 pour def test yi ñu xool ADN bi lu doy waar la mais bu ko réussir ba def ko li ciy des mooy xool ba xam ADN bi ñu fekk ci moom ci ban góor la bàyyeekoo. kan moo ko tëddee ci ngoonu 2 février 2021 bi ñu weesu ba bànneexu ci kawam bu ñu poussé enquête yi dañ ko xam. pour wax leen ni dossier bi dafa jël beneen tournure dafa wëlbatiku ci question kan moo tëddee xale bu jigéen bi ci ngoon gi ñu wax ni la Myriam léegi waxatuñ Ousmane Sonko ci dossier bi dañ ne léegi personne X maanaam xamaguñ kan la ndax ca salon ba la bàyyi ko. wala ndax bañ ko yóbbee ca guddi ga dem ak moom alaxam lañ ko tëddee lu ñu prouver la après moo tax ñu ne leen bu lépp jaaree yoon yuuxu dina jib fi ñu ko foogeewul ndax gars yi dañoo tëgg seeni plan mais ñoragul woon non seulement dañoo bàyyi ay failles yu baree bari mais aussi dañoo defi fi cuune déjà seen tekki tekkaaral bi rek dafa wane ne ay complice lañ ndax depuis kañ la Benno Bokk Yaakaar di mandu ci mbiru opposant bi fi Abdoul Mbaye amee woon problème ak soxnaam ñu daal di takk rajo yi livre Thierno Alassane Sall bi ñu mel ne ay dëmuy jëfru mais ak coowal Sonko bi di kenn ci opposants yi leen gën a sonal ñu ne yéeyaay dañ cee mandu pour lan ñu njort ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw mais sénégalais yi tamit dofuñ jëli nañ lépp.
instant bi nag li ñu war a xam mooy Adji Sarr ci boppam mi ngi dund lu métti métti li wérte wër mooy bu géntoon ni mbir yi nii lay demee du ci dugg ndax non seulement gars yi waa Benno Bokk Yaakaar denc nañ ko ndax njortu nañ ni buñ ko bàyyi ak coow li ko topp mën na éclater dil bi dem ba sonn wax ni dañ maa yónni woon moo tax dañ ko denc ci benn bërëb nëbb ko fa ngir bañ mu wax dëgg bi moo tax ay mbokkam buñ ko bëggee nañ dem porte plainte waa Benno Bokk Yaakaar ndax xale bu jigéen bi dañ koo téye actuellement en otage dugal nañ ko ci combat boo xamante nii moom comprendre ci dara ndax moom yeewul moo tax association féministe yi bëgg wut tur ci dossier bii nii bëgg siiw naan dañuy prendre position te xam nañ bu baax li làqu ci mbir yi mënuñ ci génne politique parce que Sénégal tamit mooy réew mu neex boo xamante nii dafa am ñuy profité souvent ci ay cas pour seeni propre combat noonu la ñu defoon ci kaaw Diary Sow naan bàyyi leen ko mu dund dundam seen yónneewul ci dundam alors que suñu xaalis lañ koy fayalee ngir mu jàng parce que ñoom association yooyu noonu du leen tudd parce que tur la ñuy wër seen objectif seen démarche mooy jigéen am na droit def lu ko neex ci yaramam wala ci dundam ñàkk kilifa la ñuy promouvoir alors que ñun Afrique suñuy culture moo xam góor wala jigéen da ngay am kilifa mais am na ci yenn groupe yoo xamante ni buzz la ñuy wut ba lu xew ñu daldi ciy jafandu profito pour wut tur ñi ngi nag bëgg a profito ci kaaw xale bu jigéen bii te xam nañ bu baax a baax ni politique mi ngi ci ginnaaw moo tax lii daan ci ñëwaat nee naa leen ñu ngi topp dossier bi benn par benn du ñu yàqamti du ñu itam profito di joxe ay information yu wóorul mais chaque étape fépp fu ñu mën di toll lépp lu ci rote rek daañu leen ko baaxee ñu xam exactement mbir yi nu mu demee ak lan moo làqu ci ginnaaw kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf